bu baax a baax a baax Ahmadou Gueye Ndiaye oui président booloo ànd defar Sénégal. alors d'accord oui dama la bett nag xam naa dama la bett. waaw loolu dëgg la. maa ngi ci rajo bi alors ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay bu baax. ñu ngi lay ziar alors ñu gis aussi sa taxawaay tout d'abord moo la bàyyee nga nuyu ak mbokk ak xarit ñuy déglu ci leeru jamono. Walfadjri alors tey boo ma doon wax kan mooy Ahmadou Gueye Ndiaye ak lan moo tax a jóg booloo ànd defar Sénégal. waaw ñu ngi nuyu auditeurs yëpp di la nuyu bu baax a baax di sant di gërëm. di rafetlu bu baax a baax effectivement appel bi bett na ma waaye nag appel la boo xamante ni nii ci li ñu nekk rek. ci loolu nga nekk muy booloo ànd defar Sénégal. te vraiment. communication moom mooy waral nit ñi nga xamante ni dañoo bokk ak ñoom réew mi kenn ku nekk mën a jotee. ci li nga xam ne da cee am wàll ñu wax ni bul seetaan sa réew. kenn ëppalewule kon booloo ànd defar Sénégal moom li ko tax a jug mooy déjà bat bi muy booloo ànd defar Sénégal waaye nag. du moomeelu kenn. ki njëkk a dugg ak ki mujjee dugg ñoo yem. ñun ñëpp benn lañ. te li ci gën a am importance. moom mooy booloo defar Sénégal dafa am benn programme am boo xam ne da ko teg muy un projet de société waaye it mu nekk projet commun. boo xam ni nekkatul xeetu politique yi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk une nouvelle interprétation de la politique boo xamante ne nii tey. dañuy fexe ba sénégalais bu nekk gis ci boppam. waaye loolu li koy wane moom mooy tey sénégalais bu doon dugg ci booloo ànd defar Sénégal rek dañuy wax ne yow ci sa bopp ki njëkk a dugg ak ki mujjee dugg ñoo yem. kenn du autoproclamé boppam. pour jàpp ni. tey jii dañoo jàpp ni ngir nga war a mën a bokk ci dara. yow ba boo amee xam-xam nekk keneen wala nga nekk leneen wala sax amuloo diplôme tey jii ñu jàpp ni kooku noonu warta mën a jëriñ réew mi fekk déedéet. dañoo àgg ci réew moo xam ni. dafa jar ñu jël les corps de métier. intégrer leen ci développement bi. dëgg la allo. les corps waaw les corps de métier ñu def leen. ñu intégrer leen ñu nekk levier économique kon booloo ànd defar Sénégal dañoo wax ne dans le court terme. dañ koy taxawal ànd ko ak sénégalais yi identifier ay programme yu basé wu ci économie verte waaye tamit basé wu ci économie numérique. dëgg la nga xam ne tey dinañu mën a permettre le monde rural nit ñi dootuñu jóge foofee di ñëw di surcharger ville bi. ba nga xam ne tey. ñoom fa ñu ne mën nañ fa développer ay programme économique et social même reproduction de bétail bii tax tey tabaski. nekk levier économique ci biir Sénégal. tey jii le monde rural les jeunes du monde rural war nañu mën a assurer. li nga xam ne mooy reproduction animale bi ngir mën a tey jii jaay ko tabaski nga xam ne tey du jóge ci yeneen dëkk yi nga xam ne moom la ñu dendal. ba tax tey ñooñu da nar a nekk beneen puissance économique ci suñu kaw. kon bu fekkoon commerce boobu daa nekk commerce circulaire ki nekk ci dëkk bi moom xar yi jaay ko ki nekk ci dëkk bi suba mu war a jënd ceeb ci ki nga xam ne moom ci dëkk bi la nekkoon xaalis boobu fii lay des. waaye fekk nañ bu tabaski jàllee nit ñi dañuy am jafe-jafe financière. kon programme yooyu dafa bokk ci maanaam loolu ñuy wax court terme booloo ànd defar Sénégal. mais aussi également dans le moyen terme. dafa am yeneen programme yoo xam ne tey ci biir Sénégal dinañ fi gis ay nit yu ingénieur yu xarañ. yoo xamante ne nii dañuy def. li nga xam ne moom mooy création innovation am na ñuy defar ay machine de compactage de fer. yoo xam ne made in Sénégal la local mais malheureusement. Sénégal dafay dëkk boo xam ne même nit ki boo amee savoir faire. ñu ne la ana sa diplôme. mais savoir faire dafa nekk benn valeur boo xamante ne nii tey ma jox la ci exemple bëri na. le ordre des architectes ñoo xam ni am na ay architectes yu xarañ. yu fi nekk lool ci biir réew mi. mën a defar ay plans yu baax yu rafet. te tey jii ordre boobu noonu. bu fekkee ni da nga caa bokk. bu fekkee ni bokkoo ca sa plan kenn du ko viser. te ña cay bokk mooy ñi nga xam ne am nañu ay diplôme te pourtant ñooñu am diplôme. ba mën cee bokk. ñi amul diplôme ba jaar par l'apprentissage ba maîtriser architecture di ko def ba architecte bi di ko gis moom ba xam ne lii nangu na ñu mën ko viser buñ ko viser mu mën a dem dugg urbanisme ñu mën a am ay permis de construction te pourtant beneen architecte boo xam ni il est dans un secteur de corps de métier moom moo ko def te pourtant diplôme bi nga xam ne moom mooy tax ñu mën ko nangul keneen a ko yor kon ba fay jaadu ñu impliquer corps de métier yi kon li ma doon wax ci beneen phase bi mooy dugal corps de métier yoo xam ne tey boo doon defal benn machine de compactage buy di compacter ngooñ wala muy compacter plastique wala muy compacter ferraille tey mën nga jël ay soudeur local dëgg la mën nga jël ay électricien local mën nga jël ñoo xamante ne nii ay métallurgiste lañ corps de métier yi ñu soxla yëpp mi ngi fii ci réew mi waaye est-ce que réew mi reconnaître na ni corps de métier yi fi ne ba ci kii tuuri mbalit mi ba ci menuisier bi ba ci maçon bi ñoom ñoo war a mën a tax ñooñu tey ji réew mi développé dëgg la ndax boo waxee uude boo ko xasee lu mu métti di nga xam ne uude kat tey jii boo bañee sa uude réew yaa ngi sol daal lu jàmbur feneen kon ñooñu ay uude lañ boo nee tëgg
boo ko xasee tey ji yaa ngi jëfandikoo tëgg beneen boo xam ne tey ñu ñu tëgg ay carcasse oto tëgg ay yeneen ustensiles yoo xam ne yaa ngi koy jëfandikoo kon dafa am ay baat yoo xamante ne nii tey war nañ ko mën a dindi ci xeet ak ci askan te utiliser xam-xam bi nga xamante ne nii ñi ngi koy jëfandikoo buñ ko yëgee ak buñ ko yëgul même boo fi jéppi woon koy tuuri mbalit bu dul woon moom kon tey ji da nga sonn kon dañoo nekk ci réew moo xamante ne nii war nañu xoolaat yëf yi boole ci nag ak ay élection législative yi di ñëw lan lañ fa war a mën a taxawee ñi nga xam ne dañ koy taxawee yore askan bi war nañoo waxal ñi sonn am na ñoo xam ne dañuy xëy duñu am liggéey di ko wër duñu am 100 francs waxuma la ak fukki dërëm am na ñoo xam ne problème lu ñu lekk dañ koy am kon il faut que ñu génn ci ñi nga xamante ne nii dañoo génnee ci xëy na yoon boo xam ne dajuñu coono xamuñu coono bëgg a ñëw jiite ñoo xamante ne nii tey yi ëllëg dañoo jaar ci ay coono yu métti te booboog léegi gisaguñ ko leen ko dindil waxuma la dara ak inondation yi xew kon maa ngi la sant bu baax yooyu yëpp booloo ànd defar Sénégal am na ci effectivement solution yoo xam ni dinañ ko proposer ndaxte waxuñoo sax ñi fi nekk ak ñi weesu woon waaye ñi ñu war a jëm a jamonoon teel ëllëg dañ ko war a prévoir ndax xeex loo xam ne dana jeex ala kulli aal fi réew mi toll xam nañ ko kon dañuy wax ñi ñu bokkal réew mi di liggéey nañ leen teg ay projet futuriste ma lay sant bu baax di la gërëm ci li nga xamante ne ni vraiment def nga ko appel pour ñu mën a waxtaan ak auditeurs u Walf FM di leen sant di leen gërëm jërëjëf waaw mais kay sëñ bi doo dem te du ma la laaj nag sa taxawaay ci Sénégal ñëpp rafetlu nañ ko mais lan ngay ñaax ndaw ñi lan ngay ñaax aussi population du Sénégal ndax booloo ànd defar Sénégal dama naan ni ma koy waxee chaque jour ku nekk da nga cee bokk maanaam képp koo xam ne doomu réew mi gi rek amul xeet amul waaso amul dara ñëpp ci la ñu bokk tey ban message ngay lancé lan ngay wax askan wi balaa nga tàggatoo. waaw message bi may lancé te di ko wax askan bi moom mooy message yu tey jii lii ñu dëgmal mu nekk législative yi nga xam ne dañ koo dëgmal tey jii ngir fas yéene tabb ay ndawi réew tabb ñoo xam ne ñoo ñuy teewal ca assemblée ba ñi nga xam ne ñoom ñoo ñu war a teewal ci assemblée nationale boobu tey li ma ciy wax auditeurs yi moom moo di ne ak waaye jotul tàggatoo mu di Ahmadou Gueye Ndiaye di suñu président booloo ànd defar Sénégal sànq bi ñu ngi jégalu ci dog-dog bu baax a baax yaa ngi woon ci point bu am solo sànq bi ngay wax ne. waaw effectivement maa ngi santaat vraiment auditeurs yi. bu baax a baax di sant aussi waa rajo Walfadjri di rafetlu bu baax a baax seen taxawaay ci environnement médiatique. bu Sénégal mais li ma doon wax rek di ci ñëw moom mooy tey jii. waruñoo mën a nekk ci Sénégal boo xamante ne nii dañoo war a dépasser Sénégal boo xamante ne nii tey dañuy ñëw ba benn jamono bu toll ba 2022 nga xam ne dépassé nañ li millénaire de l'an 1000 en 1999 ñëw 2000 war a jëm l'an 3000 ñu nekk dëkk boo xamante nii ba léegi nit ñi dañuy am jafe-jafe de mobilité ci biir réew mu toll noonu tey jii même bu fekkoon da nga andi ay fauteuil roulant war koo jox ñi nga xam ne ñooy les handicapés ñi nga xam dañuy am problème de déplacement physique fan la ñuy jaar fan député yi nga xam dañ leen war a élire il faut que ñu yore kàddu askan bi c'est pas pour que nga am aisance matérielle mais pour que ñu supprimer yu bari yoo xam ne ay avantages politiques la tey ji jël ko delloo ko askan bi bëri na lu ñu ci mën a wax même fonds yi nga xam ni ce sont des fonds politiques yi nga xam ni sax chef d'État yi wala njiitu réew yi wala parti au pouvoir yi dañ koy am dañ ko war a éliminer jëlaat xaalis boobu delloo ko askan wi dëgg la ndax lu mu métti bu fekkoon ni créé nañ 1 million bu fekkoon créé nañ 1 million d'activité activité bu nekk wala société bu nekk wala petite et moyenne industrie bu nekk wala PME bu nekk recruter 10 Sénégalais ñu am 10 millions de Sénégalais yuy liggéey te Sénégal tey jii fi nga xam ne foofu la pauvreté bi toll ak fi nga xamante ne nii tey jii foofu la également problème de l'emploi bi nekk te mu touché jeunes yi parce que 75% de la population sénégalaise presque ont moins de 25 ans kon ñooñu ñu ngi ñëw déjà seen cursus su jàng mën nañ am fi ñu toll foo xam ne duñu am fu ñu leen insérer parce que ay industrie amul liggéey yi jafe na waaye bu fekkee dañ naan gars yi dellu leen ca tool ya mais ñu dellu ca tool ya comment est-ce que dañu war a régler ce présent avec les solutions du passé mënul nekk mënuñu régler le futur avec les solutions du passé parce que mënoo bay ba nga xamante ne ni mooy bay bu njëkk ba te léegi sax da ngay jublu benn mbay ñu ne la jiw sàngam mënu fee sax xamuñ ni technologie réglé na problème yooyu bu yàgg science réglé na ko amatul benn jiw boo xam ni war ta mën a sax ci
dëkk nit ki ndax la ko waral mooy da ngay dem dans la science ñu améliorer waat ay semences génétiquement maanaam dañuy jël ci ndox mi jël ci suuf si loolu ñuy wax prélèvement de sol gars yi créé léegi ay semences yoo xam ne moom la ñuy wax ay semences yi adaptées aux conditions pédoclimatiques du Sénégal kon bu dee blé ak lu mu fi mënti doon bu dee café wala olive mën na ñem meññi fii ci Sénégal ndax bu ñu jëlee semences yi génétiquement ñu améliorer ko ci ay laboratoire scientifique dañuy def ay semences yoo xam day adapté ci suñu suuf adapté ci suñu environnement adapté ci suñu pédoclimat ak lépp kon waratuñoo nekk di jooy yenn yi dañoo war a jël ay initiative bu baax ba pare aussi protéger li nga xam ni moom mooy la population de cette force li nga xam ne mooy doole technologie tey xam ne tey Sénégal préparé wu également même bu amee ay côtés yu positif am na ay côtés yu négatif kon yan service de télécommunication lañ nekk di offrir Sénégalais yi loolu député yi war nañ ko xam ndax boo demee yenn dëkk yu mel ni ay Chine ay Dubaï et cetera dans d'autres pays ay Iran am na yenn xeetu application yoo xam ne sax du fa daw balaa nga fay daw faw nga activer sa VPN lan mooy VPN mooy Virtual Private Network kooku moom mooy barrage bi nga xam ni moo yore sa kaaraange yow ba say données du wasaaroo du viral du àgg foo xamante ne nii franchement mën na semer trouble te dëkk bu mel ni Sénégal néew doole bokk parmi les pays les plus pauvres au monde war mën a bàyyi arme bu toll ni technologie ñëw di détruire société bu ñuy wax ci wàllu mënd bi ñu ne wàllu mënd bi mais mënd lu neexal jënti la parce que Dakar presqu'île la mais la solution ce n'est pas partielle nekkul solution Dakar daa war a nekk solution Sénégal yëpp pour ñu mën a utiliser ndox mi nga xam ne bu ñu defee ay centre d'épuration waxatuma la ndox mi di dem parce que rien ne se perd tout se transforme sànneetuñu dara bu fekkee ni dañoo jël ndoxu taw bi ak yenn eaux usées yi mun nañ def centre d'épuration bi lu muy jëriñ mun nga ci génne énergie boo xam ne mun nga ko reconnecté waat ci kër yi mun nga ci génne engrais boo xam ne mun nga ko jox tool yi mais également mun nga ci génne eau potable boo xamante ne ni mun nga ko fournir kër yi ñu mun ko jëfandikoo ci ay fànn yu positif kon il faut que ñu def des méga projets ñeme bàyyi di conquérir un pays par la politique après ñëw di ko gérer par la politique nga xam ne même da ngay gis ay direction yoo xamante ne ni ba campagne jotee dañuy tëj seen i direction wala ñu bàyyi fa seen i DGA après ñoom ñu daal di jug dem dugg ci terrain bi wala yenn ministres yi gis nañ fi kon waxuñoo ñi fii ne ñi ñu war a dajeel te mu war a ñëw ëllëg ñooñu la ñuy waxal parce que yàlla moom bind na ko fi yàgg waaye bindul ko fi sax ala kulli aal nit dinañ fi jóge te loolu la suñu constitution wax te loolu dinañ ci ñëw beneen yoon mais relève bi ñuy préparer dañ ko war a préparer ci xam-xam yéen aussi yi nga xam ne da ngeen yore ay levier de communication de proximité di jege askan bi ndaw ñi war nañ leen waxal xamal ne leen fi jamono toll nii jamono offrir na leen ay solution de auto emploi maanaam surtout levier économie numérique andil na leen auto emploi boo xam ne tey nit ki mën na créer chaîne am bu créer chaîne YouTube am kan moo ko koy tere kenn bu jëndee fréquence en ligne am benn nom de domaine am kan moo ko koy tere kenn alors moom lan la ci jublu mooy dafa bëgg a créer benn activité bu ko bëgg a andil dara activité boobu bëgg koo andil dara lan moo ko jox dara loolu mu di ci ut muy kon les régies publicitaires kon war nañu xool ban ligne éditoriale la ñu war a former ëllëg xale yi ëllëg ndaw ñi éducation média bu leen mën a permettre jumtukaay bii nga xam ne yàlla dogal na ñu jamononte ak moom te ala kulli aal day jëm kanam mais dellu ginnaaw parce que foofu la àdduna toll ngay ragal naan sama doom du yore téléphone bàyyil nangam da nga ko war a jàngal dafa war a am éducation média mais malheureusement services yi nga xam ne moom la ñuy fournir ñi nga xamante ne ni tey jii moom mooy les utilisateurs dans un domaine de télécommunication est-ce que services yooyu càmbar nañ ko ba segg ko ba seet ko ba seetaat ko ba xam ni services yi bokk na ci services yi nga xamante ne ni dina protéger waale la vie privée des Sénégalais et des utilisateurs mais am na ci ñoo xam ne dañuy vulnérable parce que xamuñu ko mais nag dañu toll foo xam ne député yi ñoom ci seen bopp dañoo war a dëppoo ak jamono ba pare que l'État jël en charge la digitalisation de l'Assemblée nationale loolu on en parle parce que foofu la économie di toll mais doo jël ñi nga xamante ne nii rek ñoom ñooy dox ci secteur professionnel wala ci secteur du patronat wala ci yenn secteurs yi des offres
public rek nga ne ñooñu rek ngay digitaliser après ñu bàyyi leen ak askan bi di sonn ci loo xamante ne nii désagrément yi muy causé ci biir dund quotidien dafay jafe kon booloo ànd defar Sénégal day wax ci turu ñi nga xamante ne nii tey jii du question Sénégal dañ fay nekk te bu fekkee ni amuloo xaalis doo faju jaaduwul problème location yi métti na jaaduwul problème mu dépense lekk ak naan métti na jaaduwul problème mu mobilité pour nga génn dox da ngay gis koo xam ni mobilité am dafa nekk ci fauteuil roulant pousse bu di xëccoo ak oto ñeneen ñi nga xam ne ñu ngi daw ndax dafay tooy te dafay taw te ngir yéeg ci benn car rapide pour war a dellu fa mu jëm te dañ ñoo war a dimbale ñu war a dindi li nga xam ne dañ ñu ko bëgg a moomale muy ay car rapide ay njaganjaay parce que car rapide après première guerre mondiale la njaganjaay après deuxième guerre mondiale la Sénégal defar ko te Sénégal am na ay jeunes techniciens designers ñoo xam ni corps de métier yi ñu yamale fii tëgg yéeg soudeur yéeg ñeneen ak ñeneen waroon nañ leen mën a impliqué ci ay conception yoo xamante ne nii ba ci ñi nga xam ni sax ñooy def tapisserie ba ci les boulangers ba ci ñi nga xamante ne nii ay jigéen lañ gérer wàllu mode ak stylisme ndax tey ji àgg nañ ci stylisme foo xamante ne nii il y a des tissus connectés tissus yoo xam ne day connecté alors nañu leen gën a xoolaat liggéey bi nga xamante ne nii moom mooy suñu réew ak fi mu jëm dans le futur te ñu di ci invité bépp sénégalais di wax ne waa booloo ànd defar Sénégal ci loolu lañ taxaw loolu la ñu gëm fas yéene wax yore kàddu ñi nga xamante ne nii ñoom ñooy baatu askan bi te seen loxo jotul seen ginnaaw te dëgg diggante bi ñuy dund vulnérable na ba nga xamante ne nii fii jamono ñi toll nii ak nawet bi amuñu sax fan lañ mën a wéeru ba àgg fa ak seen njaboot te lañ jotoon a am ka tur yaakaar ko ndox ma yóbbu na ko waaye ndax bu fekkee dañ fay jële ñi fi ne bu ñu fay teg leneen lan la ñuy proposé lan mooy résultat attendu yi fii ak 30 ans 50 ans 150 ans dama lay jox exemple de l'Inde. Asie faisait parmi les pays les plus pauvres au monde. daan nga dégg ñu naan ay Indochine. Chine faisait des pays les plus pauvres qui est plus de 3 milliards ou plus de 4 milliards de population. Inde pareil. C'est des milliards de population. daan nga dégg Indochine. nga ñëw ba ay Corée du Nord Corée du Sud en 1960 potentiel bi Sénégal amoon Corée du Nord amu ko woon même moment yi nga xamante ne nii ñu ngi jug wala Inde parce que Inde nekkoon na ci pays les plus pauvres du monde mais li métti Sénégal mooy ñun suñu histoire dañ koo daté fu gàtt xoolal Égypte dañ lay wax pharaon avant yonent yàlla Moussa di ñëw la avant Julio César la te Julio César avant yonent yàlla Issa la kon nga dem ñu ne la Égypte mën na la génneel histoire am avant yonent yàlla Moussa di egsi avant yonent yàlla Issa di ñëw mais Sénégal génneel ma histoire am avant yonent yàlla Issa dëkk bu français colonisé boo xoolee noonu la ko def c'est histoire dañ ko fomp kon dafa bëri lu bëree bëri lu ñu war a liggéeyaat ci suñu biir te bañ a xeeb aussi suñu mag yi ñu am comme référence ñu bañ a jàngat seen diggante ak tubaab bi mais ñu jàngat seen jëmm seen intelligence seen capacité jamono bi nga xam ni métti na sur la domination coloniale jamono bi nga xam ni métti na sur la colonisation jamono boobu mag ñi fexe nañ ba taxawal dara teg ko ci ñaari doxin muy spirituel ak temporel di ko def seen digganteeg yàlla te xaaruñ ci ko ne leen jërëjëf mais aussi samp fi loo xamante ne nii tegtal la ba pare teg ñu ay exemple mën ñu ay exemple d'émergence et de développement yu ñu mën a permettre ñu am souveraineté économique culturelle et sociale kon ñu ngi ci oo ñëpp ci booloo ànd defar Sénégal di wax ni c'est une nouvelle révolution boo xam ne ci xam-xam lañ ko teg ndax tey fi jamono toll jox nañu ay opportunités yu bëri yu ñu mën a jëriñee suñu réew jëriñ ci suñuy ndaw ba ëllëg ñu am garantie ñoom ndaw ñooñu ci seen bopp ni seen avenir kat bu ñu duggee tey école ba ñuy génn dinañ mën a dugg sur telle branche pour mën a jëriñ seen réew te duñ ko xaari fenn ndax réew la boo xam ne boo bëggee jàng fii ngay génn da ngay génn dem jàng ngir am xam-xam est-ce que kon baax na boo bëggee même dëkk bu baax di am dara da ngay génn mu jaral ñenn ñu takk seen ñu xare seen bakkan ñu ñàkk ko ñu leen di ooy